salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora waa vidéo bi ñuy def tey dañuy def benn taxaw seetlu rek ci benn sortie Gaston Mbengue mu nekk sortie boo xamante ne vraiment ñu koy ñaawlu trop parce que situation bi nga xamante ni Sénégalais yi ñu ngi koy dund ak jafe-jafe yi Sénégalais yi aussi ku ci nekk di wax di alerter ma dégg ko mu wax ni moom dafa gis ni gars yi ñu ngi occupé plateau yi donc di sonal nit ñi ci moment bi nga xamante ni moment la boo xamante ni Sénégalais yi dañu soxla nu ñuy def ba génn ci jafe-jafe yi donc ñu koy wax ni ko loolu aussi message la bu mu waroon wax le président parce que dafay nekk ay genre nit yu nga xamante ni depuis PS ba léegi ku xam Gaston Mbengue nga xam ko mu nekk un grand businessman aussi quoi te des fois dafa am yenn message yoo xamante ni bu fekkee vraiment tu respectes les Sénégalais nekk une personnalité aussi nekk ci dëkk bi nit ñi xam la ngay organiser loo xamante ni business ngay def parce que du da ngay dimbali ay nit des fois dafay mel ni si comme moom dafay dimbali mbëri parce que bu fekkee Sénégalais yi aussi moment la boo xamante ni ñu dajale suñu ay force mu nekk problème boo xamante ni dañ ko médiatiser comme si que problème dafa am ci Sénégal aussi ñëpp nekk derrière le président mu wax ñu 1000 milliards yoo xamante ni président génn na ko mais 1000 milliards yooyu c'est pas l'argent du président Sénégalais yi ñoo moom xaalis bi nga génne ko donc Sénégalais war nañu mën a xam exactement xaalis boobu mu génne ci fan la jëm mais loolu ne serait-ce que rek pour stabilité ci dëkk bi ak transparence aussi mais mënuñu nga ni problème bi dafa am Sénégalais yi dañu soxla muy ceeb boo xam ne dañ ko soxla ceeb boo xamante ni 3 mois après ba léegi am na ñoo xam ñu ngi réclamer naan dañ koy dégg mais gisuñu ko ak situation bi nga xamante ni moom mu ngi dëkk Louga xam na vraiment souffrance bi Sénégalais yi di souffrir donc nga war a mën a ñëw wax parce que lamb yi ngay tëgg ak yu mel noonu mayewu ko gratuitement les nit ñi dañuy fay di dugg lutteurs yi nga xamante ni ñoom ngay signer ay contrat aussi bëgg leen chantage boo ko xoolee ni ngay waxee rek mooy yaa ngi chantage lutteurs yi d'abord mooy yow am nga looy demander état parce que yaa ngi leen di tegal programme boo xamante ni pour sénégalais yi aussi bañ a nekkati ci réalité yi ñu génn leen ci mu mel ni lamb ji par exemple boo ko tegee rek sénégalais yi amatuñu benn occupation ñu ngi branché wu ci loolu tamit aussi doy na waar ci réew muy dox nga mën a xalaat ni yow en tant que benn je ne sais pas conseiller nga xawma lan businessman bu nekk à côté du président donc ni yow boo tegee lamb ji rek sénégalais yi amatuñu beneen activité mooy dañuy branché wu ci lamb ji bàyyi la l'essentiel bi parce que lamb nekkul loo xamante ni moom mooy priorité au Sénégal Sénégal yi dañu war a mën a am ñoom lu ñuy jàpp ba bu lamb jotee ñu mën a dagg ñoom seen billet te kenn du leen ko may kenn waxul ni bëgguñu lamb mais dafa am moment boo xam ne lamb danga koy tëgg ok loolu c'est normal mais Sénégal yi dañu am ay priorité aussi yoo xamante ni Sénégal yi war nañ ci gis seen bopp parce que mënuñu aussi depuis Abdou Diouf yaa ngi nekk ci état di gagné li ngay gagné Abdou Diouf jóge fii Abdoulaye Wade ñëw yaa ngi nekk ak Abdoulaye Wade te bu ñu waxee nga ni man nekkuma ci benn parti te toujours yaa ngi liggéey ak état di xool looy gagné ci état bi donc nag mënuñu nga mën taxaw rek di attaquer nit ñi ci uniquement pour ton propre intérêt nit ñi di wax nekk autour de l'essentiel di alerter les Sénégalais yow nga gis Sénégalais yi problème yi am au Sénégal loolu kenn waxul kenn inventé wul dara dañuy wax rek problème yi nekk au Sénégal et c'est normal que ñu wax ay citoyens sénégalais lañ comme yow juddoo aussi ci dëkk bi droit bi nga am ci dëkk bi la ñu am ci dëkk bi donc bu ñu gisee suñu dëkk nekk ci situation bu mel nii mën nañu alerter suñu état wax ak moom mais il faut pas que aussi tamit nga jàppee nit ñi comme ay nit ñoo xamante ni ca mën nañ ni ngay dépasser nit ñi mën nañ la dépasser noonu waxal la leneen aussi parce que il faut que respect am opposition bi dañu nekk ay sénégalais am droit yow bu fekkente ne ni bu ñu la waxee nga ni nekkuma PS nekkuma fii nekk un businessman nekkoo partie société civile kenn xamul lan ngay nekk kon da ngay mën a maanu nga mën a bokk ci li mbéy mënoo ne rek Macky man je suis Macky non Macky mooy kan Sénégal ñoo fi teg Macky Sall
donc comme sénégalais ñoo fi teg Macky Sall aussi am nañ droit suñu gisee mu tegal ñu loo xam bokkul ak lim ñu waxoon ñu rappelé ko ñu ko arrête monsieur le président waxoo ñu woon lii te loolu def naa da nga ko war a nangul les sénégalais parce que mënuñu comprendre aussi ñi nga xamante ni c'est des businessmen nekk autour du président te mu lu ñuy wax président mu loo xamante ni seen intérêt personnel la te askan wi nga xamante ni moo soxla di jooy ngeen war a taxaw nekk wàllu askan wi wàlluwu leen askan wi parce que da ngeen di pré taxaw comme si da ngeen di dimbali nit ñi yow yaa ngi wax comme si da ngay dimbali mbër yi yow li ngay liggéey di ci gagné mbër yi loolu la ñu opté te mën na ci gagné lu nekk sportif yaa ngi ñii di gagné des centaines de milliards sport boo ko gëmee moom musique ñooyam mën nga ci am lu nekk donc yow boo ko ñëwee tëgg mënoo ko beneen promoteur mën na ñëw tëgg lu ko ëpp parce que beneen président bu fi ñëwee toog ak au temps de Abdoulaye Wade xoolal ñaata mbër yi ñaata lañ doon nan lañ doon gagné parce que dafa ñëw wax ak les sociétés privées yi nekk foofu ñuy sponsoriser lutte bi parce que bu fekkente ne da ngay xool promoteurs yi nii mënuñu ci génn donc mënuñu di gagné xaalis bu bari di ko génn ci réew mi au moins mu wax ak ñoom ñuy sponsoriser lutte bi c'est normal loolu mooy yoon bu fekkoon ni Macky dafa bëgg lutte bi dox mënoon na ko imposer ñooñu ñaata société étrangère la ñëw plus de 200 et quelques bu leen imposer woon loolu lutte bi kenn day taxawaalu chaque samedi gars yi bëri mais nag c'est pas parce que yow aussi da nga war a ñëw ci état du tegal leen programme boo xamante ni nit ñi coow li bari na naa def làmb Balla Gaye nangam après kenn dutul waxati mais loolu sax respecté wala sénégalais mais parce que suñu problème bii fi nekk ñu koy wax sénégalais yi dañuy gis ni tey ji opposition bi parce que ku mel ne Ousmane Sonko aussi vraiment da si moom ni muy taxawaay bi muy taxawee moom c'est à saluer quoi parce que jamono bii nga xamante ni askan wi mu ngi sonn mu ñëw taxaw di wane askan bi di leen wan ne leen coono bi ñoo ko bokk mais loolu la ñuy soxla aussi c'est un leader politique foofu la ñuy taxawee parce que tamit mënuñu comprendre ñeneen ñi ci des ñëpp aussi kenn je ne sais pas ku nekk croiser les bras aussi du noonu actuellement askan wi dafa taxaw soxla sonn boo koy dimbali tamit soxla na tamit fii nga xamante ni fa la ñuy yuuxoo mais nit ñi ñëw taxaw seen wet xoolal jafe-jafe yi alalu askan wi ni ñu koy def xoolal gàddaay immigré yeeg yooyu nga xam liggéey ku xam immigration ni mu toll nit ki dem ba am suufam nga ñëw jël ko di ko jox et puis li gën a doy waar ci Sénégal mooy da ngay ñëw fekk lu mbooloo yor nga ñëw dindi ko jox ko benn nit bu doon loo xamante ni dafay def sax benn hôpital wala nga gis ñu ni kii peut-être dafay def loo xamante ni askan yépp ci gisaat seen bopp non mais dañuy ñëw lotissé ko jaay defaat ko ay kër imagination bu ñu am ci terrain mooy kër amul lenn lu ñuy sóoraale pour askan wi parce que donc kon Sénégal yi foog ñuy yewwaat ci façon Gaston Mbengue yi aussi nga xamante ni ñoom dañ fiy nekk rek di dund ci kaw Sénégalais yi parce que moom na ko leer ni yii ñu koy jox mu koy def naan daf koy delloo ci alalu askan bi la ñuy yëkkatiwaat di ko jox alalu askan bi lañ koy jox parce que lamb ji nga xamante ni moo fi nekk kenn neewul bu lamb ji dox mais mbër yi war nañu gën a mën a ñoom it am nekk ci wetu askan wi parce que tey jii bu fekkoon ni ni lamb war a doxee noonu lay doxee heure bi waroon na fekk chaque samedi ñu tegal leen lamb xoolal bi fi góor gi di nekk xoolal Aziz Ndiaye ñaata combat la fi tëdd xoolal nit Nicolas ñaata combat la fi tëdd mais xoolal tey ni mu demee donc kon Sénégal yi kenn comprendre dafay nekk ñoo xamante ni dañuy ñëw rek moom la ñuy wax ni moom mooy ku sañ a wax moom mooy wax loo xam ne ku ko laal mu saaga la wala mu def nii mais loolu aussi du loolu la ñuy soxla ci personnalité yi dañu war a am façon de parler respecter les Sénégalais parce que da ngay liggéey yor sa employé ça ne va pas dire que ni sa employé la rek da nga ko war a manque de respect non parce que li leen lié respect boobu dafa war a am parce que travailleur bi ci boppam dafa am droit boo xamante ni dañ c'est obligatoire nga jox ko yow mi nga xamante ni yow yaay chef am mais làmb ji tey ji boo bëggee jël mbër yi rek mel ni naan non dama dootuma songu kenn wala duma mais ñoom ñoo fi nekk di bare yow fi ngay jàpp ni yow yaay grand promoteur bi respectel mbër yi ni am na mbër yu mag fi nga taxaw yow ci promoteur jàppal ni ci làmb ji am na mbër yoo xam foofu la ñu toll yàlla mooy def loolu mais munoo rek yow gis sa bopp après ñoom nga naan non duma ci neexal da nga leen war a neexal parce que ni ngay defee sa business yow am na ñoo xam bu jàllul doo def ak ñoom business li ngay tegal état bi nii actuellement programme boobu pour loo ci gañe la léegi mbër yi da ngay ñëw rek yow nga gañe ay centaine de millions bëgg leen jox ay 25 millions Balla Gaye mënatul bëre 25 millions mbër yi tamit di leen woo di leen wax ni leen nañu bàyyi seen façon bi
maa ngi sant diw ci sama làmb maa ngi sant diw maa ngi woo diw ci sama làmb non dee leen taxaw di wax ak ñii ni leen askan wi sonn na. sport bi moo ko mën a may lu ne bu mu gëm ni kenn mën na ko yàqal fi mu toll nii dañu taxaw bëgg ku taxaw jàppale askan wi yéegaat seen bopp waaw parce que ñu mel nii aussi xoolal jafe-jafe yi nekk ci réew mi di demandé waat aussi libération vraiment sunu Assane Diouf ak Karim di ko waxaat monsieur le président Karim feebar na sonn na nañ ko génne waaw sénégalais yi aussi wala solidaire envers moom xoolal yu mel nii ki nga xamante ni dafa ñafe léppam pour défendre sénégalais yi intérêt du Sénégal moo ko yóbbee lii mais ku nekk ñi croiser les bras c'est pas normal Assane Diouf aussi ñuy demander libération di waxaat monsieur le président àdduna du nii parce que tey da nga fi nekk suba da nga fiy jógee aussi mënoo jàpp Sénégal yëpp tëj leen parce que kasu moom yàlla ku mu tudd da nga fay dugg amul benn problème parce que ñun ay nit la ñu gëm suñu borom aussi lu mu dogal ci ñu nit dañ koy naw mais du tey li ñu war a wax ci yow dañ koy wax ak respect jeex na di la wax ni la nga génne ko waaw foofu ñu mu nekk du place am na ñu ko gën a mérité place boobu te génn nga leen waaw kon dañuy demander waat libération immédiate di wax ñi nekk gàddaay aussi nga xamante ni suuf suñu liggéey du ñu jënd la mayuñu leen ko di ay sénégalais di ay patriotes nga war a taxaw ci seen jafe-jafe doy na war di waxaat sénégalais ñu yeewuwaat bu baax xam ni vraiment ñi nga xamante ni ñoo nekk suñu kanam nii yëguñu sax suñu jafe-jafe yëguñu ni sax ñu ngi jooy kon bu ñuy wax nit ñi di leen sensibiliser yu mel nii moo tax munoo rek bu fekkente ne ni affaire bi laalu la nga ni man awma problème léegi bu la laalee nit ñi war ci jàpp kon bu ñeneen soxlaa da ngeen war a ñëw jàpp ci aussi loolu mooy doxal dëkk mais tant que laalu ma rek man du ma rek du non léegi yow bu la laalee ñëpp ñëw jàpp ci après yow boo ci pare nga ci mais du noonu Sénégal ñoo ko bokk fuy metti rek ku ne dafa war a jàpp ni moom place am la bu ko defee affaire bi day jàll quoi waaw parce que tollu nañ ci jamono boo xam du yàq du toj mais bu war nañoo génn wane suñu bopp ni ñun ñu ngi ci réew mi bopp waaw di ko waxaat Sénégalais yi waa jërë ngeen jëf le combat continue jaa ngeen